ñi rek mooy que par rapport ak li ñuy wax ci dengue nit ñi nañu dalal seen xel ci dengue. dengue mooy xeetu sibiru bi nga xam ne sibiru bi nga xam ne xam nañ ko sax moo ko ëpp dangar mooy feebar bi nga xam ne li ñu nemmeeku li muy rey bëriwul mun nañu wax ne sax que presque amul kon dengue nit ñi nañu dalal seen xel ci dengue mooy du feebar bu garaaw feebar bi nga xam ne yoo moo koy joxe comme sibiru bi ñu xam ne xam nañ ko mooy paludisme ñoom ñoo bokk pratiquement li koy xeetu yoo presque moo koy joxe donc jarul tiit jarul nit ñi di saalit ci feebar boobu te feebar boobu ni ñu koy mandargale mooy bopp buy metti yaram buy tàng nit ki mun na am muy wàccu yax yi di ruux wala cër yëpp xaw a metti wala ñuy bañ loolu mooy feebaru dengue yenn saa yi nag nee nañu li ñu xam aussi mooy que feebar bi mun nañu wax ne que yenn saa yi mun na indil nit ki di maanaam mu am forme bi nga xam ne forme boobu moom la ñu gën a ragal mooy mu garaaw dégg nga loolu mun na am mais yàlla dafa def loolu tamit bëriwul te dengue bi am actuellement aussi mun nañu xam nit ñi nañ leen xamal aussi que service de santé yëpp ñu ngi ci taxaw jóg nañ ci di ko xeex Fatick la njëkkee te mun nañu wax ne que Fatick fi mu amoon depuis 19 septembre mun nañu wax ne que amatul cas pratiquement depuis le 9 octobre pardon amatul benn cas ci Fatick te mesure yi nga xam ne xeex yi nga xam ne yu ñu sumboon Fatick yooyu rek la ñu yóbbu Touba ak service d'hygiène kon nag te aussi nit ñi nañu xam leen feebar bi puisque yow moo koy joxe te yow bi aussi moom fi muy nëbbatoo wala di fa am ay nen maanaam ci bërëb bi am ndox wala ay pot de fleur wala wetu climatiseurs yi fi nga xam ne ndox ay taata ndox wala ay fu xaw a ay pneu yu nga nekk ci biir kër gi foofu lay nen su nenee aussi doom yi suñu demee ba mag ba mun a naaw commencé di matt nit ñi di joxe doomu jàngoro jooju te loolu aussi service d'hygiène taxaw na ci Fatick pompe dëkk boobu xeex boobu moo am Touba dégg nga ñu ngi pompe nit ñaa ngi yeete te aussi mun nañu wax ne que cas yi liñ ci wax yépp maanaam fi mu toll ci ay juróom fukki cas wala loolu yépp du loolu moo ñu amal solo ñun lu ñu amal solo mooy feebar bi ni ñu koy saytoo est-ce que mu ngi jëm ci wàññeeku wala est-ce que ci law la jëm mais ñun bi ñu saytoo ci li ñu saytoo ak ni ñu nemmee ko ba léegi feebar bi ci néew doole la jëm parce que li ko doon may doole mooy taw yu takkarnaase wala lu mel noonu. nii dafa wàññeeku te aussi service d'hygiène balaa màggal di am toujours wala gàmmu di am day dem ci bërëb yooyu di pomper te pomper yooyu suy am yoo boobu du mun a law bay indi leneen kon nag nit ñi nañu dalal seen xel di tëdd ci sànke yi te fépp fi nga xam ne ci biir kër yi nga xam ne que ay taataan ndox moo fa nekk wala ay fi nga xam ne ay fleur wala nangam wala même fi ñuy réserver ndox yi aussi dañoo bëgg ñu leen di ub su dee ay ndaala wala leneen fi ñuy denc ndox ñu leen di ub balaa yooyu di fa dugg loolu moo am mais di leen wax aussi ñu dalal seen xel rek du feebar bi nga xam ne vraiment dina fi te aussi feebar bi yàgg na di fi am te problème mosu ci am kon nag nit ñi buñ ko néewal doole sax waaye nag nañu xam ne rek feebar la comme yeneen feebar yi day ñëw dem aussi ñu ngi ci taxaw ministère de la santé te ministère de la santé aussi am na jumtukaay yi partenaire bu ñëw fekk ñu ci biir tamit ñu ngi ci sinon soo seetee depuis 19 septembre ba léegi ñun ñoo nekk ci terrain bi ak aussi ministre de la santé li mu santaane ak équipe yi ñoom ñëpp ñu ko service d'hygiène ñaari téeméeri agent d'hygiène ñu ngi Touba di pomper di dugg ci kër yi te nit ñi am xam ne aussi nee nañ ko dañoo feebar ñoom ñëpp pratiquement amul kenn ki nga xam ne dafa hospitalisé wala dafa entré pratiquement même ki nga xam ne newoon nañ ko dafa génn àdduna kooku ci analyse yi rek la ñu xool xam ne que amoon na ko mais mun na am du loola ko yóbbu sax kon nag mooy li nga xam ne rek loolu laa amoon ci tënk li may wax di sant ñëpp di wax journaliste aussi ñu jàppale ñu ci yee nit ñi di leen xamal message bi ak maanaam xeetu sibiru la rek dégg nga comme sibiru te sibiru bi nga xam ne moom la ñu gën a ragal sax que moom deng bi ngeen di wax. ci fekk ni pour nga mën a xeex ak moom lan nga war a mën a def
moom mooy fexe ba nga xam ni yoo bi nga xam ni moom mooy mën a jëlee feebar bi si nit ku feebar jox ko beneen nit yoo boobu nga mën ko faagaagal def ba nga xam ni daal développement am si biir communauté bi du bari. te yoo boobu nag boo ko xoolee souvent dafa nekk yoo boo xam ni si biir kër yi lay gën di nekk at li ko wër parce que moom mooy li ko def moom mooy particularité bi fu muy faral di nen parce que fu muy nen maanaam dafay nekk ay kii xottu pot wala ay ndab wala ay barigo yi ñuy def ndox lu mu néew lu mu tuuti foofu mën na fa nen te yooyu nag pour dindi ko il faut ñuy amener population bi pour que comme si contexte nawet lañu nekk yëpp yi nga xam ne dafay nekk ay maanaam ay débris yoo xam ne mën na constituer ay gîtes maanaam fu xam ne nen kii yoo bi mën na fa nen ñu koy débarrasser ci kër gi donc loolu lu koy kii moom mooy setal kër yi bool yi nga xam ne utiliser wuñu leen ñu leen di dëpp barigo yi def ndox ñu leen di dëpp ñu leen di upp pneu yi nga xam ni tamit dafay usagé kenn utiliser wu ko ñuy def ci kër yi ñu leen di jële foofu di leen sànni fu sori parce que yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ni ndox bi ciy taa nen kii bi yoo bi mën na ci nen loolu vraiment participation communauté bi la parce que boo xoolee à Fatick au-delà intervention yi ñu fa def maanaam insecticide yi ñu fa def maanaam pulvériser kër yi nga xam ni fa la malade yi nekkoon ak kër yi leen wër yëpp ñu pulvériser biir kër yooyu def tam traitement spatial ci mbedd mi maanaam xeetu poudre la mais du poudre benn insecticide la bu ñuy utiliser par thermonébulisation yeneen xeetu machine la yooyu yëpp bu ñu ko boolee moom moo def yàlla dimbali ñu ba fi mu ne Fatick mën nañu wax ni alhamdulilah léegi nag dispositif boobu moom la ñu jël transféré ko à Touba boobu depuis nag le 8 équipe yi ñu ngi siy continuer di liggéey li ñuy bëgg daal mooy toujours invité parce que aussi Fatick il faut dire que ne am na activité bu important bu fa amoon parce que bu ñu fa demee en mission après ba waxtaan ak équipe locale bi foofu si le maire bi vraiment jël décision ñu def foofu benn opération bu mag opération set setal def ko sur 2 jours nga xam ni dëkk bi yëpp dañ ko nettoyer loolu yëpp participer na aussi si réduire aussi gîtes yi nga xam ni moom moo fa nekk maanaam les gîtes potentiels loolu aussi je pense que ni Touba gis nañ ko fa ak action yi nga xam ni pulvérisation yi ñi nga ko fay def yaakaar nañ ni loolu mën na contribuer bu baax pour wàññi maanaam xeetu yoo boobu fa nekk pour mën a feebar bi ñu yamale ko foofu di xamal nag nit ñi ni aussi y a des mesures purement individuelles yoo xam ni aussi bu fekkee ni nit ñi mën nañ koy def comme bëccëg bi lay yoo bi di gën di matte di faral di sol bu fekkee ni gis nañ ni daal am na yooyu ñu ngi ci dëkk bi ñuy faral di sol mbubb yu gudd aussi à titre individuel am na ay produits répulsifs yoo xam ni aussi nay jaas dans les pharmacies nit ñi aussi mën nañ ko utiliser bu fekkee bëccëg nga xam ni yooyu après duñ la mën a ñëw pour mat la yooyu moom dafa nekk ay mesures purement individuelles mais surtout mesures collectives yi ñuy xamal population bi mooy surtout assainissement bi léegi daal ñu jéem a setal dëkk yi bu baax dëkkuwaay yi ak lépp lu ko wër ñu ko wàññee booleeg intervention yi ñuy def maanaam pompe yi ñuy def ci kër yi nga xam ni foofu la malade nekk ak kër yi leen wër ak pompe yi ñuy def ci mbedd mi yëpp nga xam ni pour xeetu yooyu nga xam ni dañu nekk en phase adulte ñu wàccee seen densité bu baax a baax loolu yaakaar nañ ni bu ñu ko continuer yàlla dinañ ci mën a jàppale ba nga xam ni feebar bi du loolu bëri mais nag ñu bañ a fàtte ni ci contexte nawet la ñu nekk ce qui fait que ni comme feebar bi aussi c'est endémique dans ce pays aussi comme dans d'autres pays invité woon nañu aussi directive yi ñu jox brigade yëpp yi ci dëkk bi enfin dans toutes les régions dañ leen jox même fu nga xam ni feebar bi wanewuñ ko fi jox nañ leen ay directives pour ñu gën a intensifier visite de secteur yi ñuy def maanaam visite yi ñuy def dans les quartiers mais surtout ñu def accent bi ci dugg ci biir kër yi gën a ñaax population bi gérer comme ni mu demee donc ma wax ni cas yi njëkk feeñ ren Sénégal bu ñuy xayma di ko natt ci li ñuy wax wàllu surveillance épidémiologique mu ñoo ne Sénégal dafa def lu rëy parce que xaaruñu ba nekk ci téeméeru cas bi pour jóg mais cas bi njëkk Sénégal moom la système bi détecté parce que raar na épidémie jóg ci diiru ñaari ay bés nga def say moyen ba contourner ko may wax ni tamit c'est naturel Fatick bi ñu fa 19 septembre bi maladie bi génnee lépp li ñu def action yu ñu def dañ ko waroon natt
ñaari ay bés loolu lañ def ñu wane ni vraiment action yi am na njëriñ loolu nag tooguñu lem suñuy loxo parce que xamoon nañ ni feebar bee ngi fi donc il fallait que ñu jël suñu ay matuwaay ak lii ñëw di nekk màggal Touba ci le court terme lañ ko wax woon mais tamit dans le moyen terme yaa gàmmu Tiwaawan donc ci loolu tamit la ñu gën a accentuer waat gëstu bi ak xayma bi pour que cas yi nekk Touba ñu gis ko ci ni mu gën a gaawee loolu moo tax en tout cas moo ñu permettre ñu demaat Touba def fa benn déploiement continuer saytu bi parce que tamit li may wax lu tax cas yi bëri il faut que askan bi xam ko toog ñu rek ci kër docteur yi di gàttandu cas yi mais dañoo dem ci askan bi seet cas yi jël leen pour faj leen parce que loolu dafa am solo parce que bu ñu wàññee ñi feebar rek nañu wàññi épidémie bi et booy xool Touba li taxoon tam ñu gën fa dem parce que dañu bëggoon képp kuy dem màggali mu def ko ci jàmm loolu moo tax système bi vraiment def fa focus détecté cas yi jël ko en charge may wax ne tamit depuis premier safar foofu la ñu fekk mu tombeek le 10 wala le 11 octobre tamit waa dëkk bi génn commencé set setal de grande envergure ku dem fu mu nekk ni Touba xam nañ ni set setal bi ak tamit ak suñuy combiné waa service d'hygiène mën nañu am jeexital en tout cas ci feebar bi moo tax ma am yaakaar te loolu tamit journal dañ ko war a transmettre population bi ñun ñëpp buñ ci jàppee mun nañ en tout cas comme ni ñu def Fatick génnee dengue bi ci lu gaaw pour que en tout cas ñiy dem màggal mun a màggal ci jàmm loolu nag lu tax ñu banque suñuy loxo di nelaw tey la ñu gën a waat vigilant parce que tey booy xool ci Sénégal yëpp boo bépp bërëb fajukaay boo dem dañ fa bàyyi ay ndigal képp ku gis nekkul ak Touba képp ku gis cas suspect ci bërëb fajukaay yi am na ay jumtukaay am na xam-xam ba notifier ko pour ñu gën a renforcer surveillance loolu moom moo amoon lay wax di wax ni population bi tamit xeex bi nekkul rek xeexu ñun waa docteurs yi mais dafa nekk xeexu askan bi parce que ci mesure de lutte yi dafa am lu ñuy wax des mesures de prévention individuelle loolu ñun la suñu bopp maanaam def kéemtalaay kàttan ba ñun ak yoo bi du am contact suñu diggante li ko mun a joxe bëri na colonel wax na ko sol ay yëre yu xaw a gudd wala tëdd ci moustiquaire imprégné loolu dañ ko doon wax saa su ne wala tamit ku ko am na ay produits yu ñu jaay pharmacie yoo xam ni boo ko diwoo yob yi dina la sori lépp lu nga xam nag mu ngi jëm ci mesure de prévention collective ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan avec agent de santé tey boo demee Touba ci daara yi li ñuy wax destruction des gîtes larvaires ak waa service d'hygiène dañoo ànd pour def ko tamit ànd ak tamit waa district bi nekk foofu Touba di liggéey ñu en tout cas mobiliser seen acteurs communautaires yi pour que réponse bi mun a nekk lu nga xam ni lu adéquat la parce que li am solo mooy vraiment balaa màggal bi ay fan yi jiitu màggal bi que vraiment risque bi ñu amandir ko pour que après màggal bu ñu am yenn jafe-jafe yi